président Sidi Lamine Niass niñ ko waxee ci bande annonce bi askan wi ñëpp di xaarandi li nga xamante ne mooy kaddu yi nga nam yëkkati tey ci bis bi dañu gis saa su actualité amaan da nga ci doon fës lool di ci yëkkati say kaddu waaye ab diir a ngi nii da nga ne tekk nekk ci ruq bi lan moo ko sookee. tabaarakallah nga ne askan wi. dañ lëm ñi noonu ci lépp loo xamante ne voilà leer na. Sénégal dafa nekk ci guddi gu bëtam setagul mu mel ni au lieu may ñëw rek tontu la lu waral dama bëgg a njëkk ab Descartes méthode bi nga xam ne moom la jël te mooy méthode de discours muy thèse antithèse synthèse dama wax ne Sénégal ñi fi jaar ci ay kilifa ci jiite ko bari nañ waaye ku nekk bàyyi nga fi ab woy wa nag mun na neex lool mun na yemaay mun na itam bañ a neex waaye ku nekk war nga ko ut Lat Joor waxtu wuñ ko waxee fàttaliku Sénégal dañu ne maalaw gisul raay bi lu am sa gannaaw la résister na mais maalaw bi fasam sax résister na loolu des sénégalais bu nekk mu bàyyi ci yow jom la bàyyi ci yow fayda nga bëgg a nekk di Lat Joor Senghor jaar na fi bàyyi na fi wëy mooy maa ñuul mooy comme ni ko wala seen ka waxee le tigre qui vend sa tigritude châtre de la négritude moo tax ba mu demee wëy wa yàggul nekkul itam exemple ndax ñu ñëpp xam nañ ne ñuul nañ waaye bugg nañu au-delà de loolu Abdou Diouf bi mu ñëwee en tant que administrateur civil jéem naa xalaat lan lay indi lu concret bañ a nekk rek le poète wala le littéraire ak passeem moom itam woy ba mu bàyyi ñu siiwaloon ko mooy monsieur Forage madame Moulin mu wër àll bi gis ne jigéen ñi sonn nañ nit ñi itam sonn nañ ci root mi mu des encore topp ko Ablaye Wade bi mu yegsee nekk un bâtisseur comment à quel prix yeneeni question la waaye li am solo topp na ko ne c'est un bâtisseur Macky Sall yegsi bi mu yegsee woy wi ñaari xaaj la benn bi mooy réew mi makki na beneen bi mooy réew mi kaso na mu mel ni kon woy wii te mandat baa ngi jeex le 3 avril su ko fi bàyyee ëllëg sénégalais yi fuñ ñàkkatee rek ne ah réew mi baa du makki dafay bëgg a dellusi ndax réew mi makki na demati bañ bugg a jàpp nit ku deful dara wala koo xam ne sa dara leeragul wala assurance yëpp amoon na pour ñu toog encore di la may ngay dem ak a ñëw naan ah réew mi kaso na baadu makki dafay bëgg a dellusi kon nag réew mi makki na réew mi kaso na loolu nag daf may poussé ci ma jéem ko jàngat ci histoire ma retrouvé mos naa ko wax ne Firawna Sall su may wax ñaare man su may liir du ma yërëm baat yi ndax damay dem ci histoire baat bi amul solo jë ci la ñuy xamee nit Firawna dafa ne woon gor bu fi yeewu danaa la rey jongama bu fi yeewu bu la neexee dëkkal duma wax jigéen jongama góor dana koy nekk jigéen dana koy nekk du genre waaye góor ñee itam la muy bëri kenn la fa gisoon ne moo nekk góor mooy Moussa yonent yàlla Moussa kon loolu nag bi mu ko defee ba nga xam ne ku fi nar a tekki wala nga mun a laaj place ci Firawna bi pour opposition boobu nekkoon ci les Hébreux te moom mi ngi nekk copte taxoon ba mu ne reyal leen ma seeni gor ñi di leen wër ca biir góor ña
loola ba mu amee dañu interroger alquran ne ko pourquoi comportement bii di am nan lañ ko mën a expliquer mu mel ni sociologie alquran moo koy njëkk expliquer mu ne fastaxaffa qawmahu fa ataauhu dafa ne naa ñàkkal fayda sama ñooñ ñu ne ma kii nag moo am fayda naa leen ñàkkloo doole ñu ne kii nag mooy mbër moo am doole alquran noonu la ko firee ne foo gis ab despote foo gis ab tyran foo gis ab dictateur mu ne répression lay doxee mu ne nag signe de faiblesse la alquran ay wax fastaxaffa qawmuhu fa ataau mu mel ni nag partant de tous ces éléments ak fi réew mi toll tey dama ko bëggoon a jiitalee pour xam ne il y a l'histoire de ce pays il y a l'histoire de l'humanité il y a la dictature mais il y a la démocratie ci biir loolu nag dans une dictature damay wax toujours ne dans un pays sans foi ni loi la demeure des indigents c'est la prison loolu moo tax en passant damay wax Khalifa Sall ak Bamba ne leen garder leen ma sama nekk xaw ma 38 ngeen nekk xaw ma 39 xam naa 5e secteur mais bu leen ma fàtte ci 40 wala waañ ba mu dendal maa ngi ñëw puisque bëgg naa bokk ci yéen donc li ma bëgg a wax baal ma tuuti li ma bëgg a wax dafa am benn président Macky Sall yebal Abou Abel Thiam mu ñëw Abou Abel Thiam ni ma dama doon digal président mu ne naa la laaj ndax dama gis ne daal dafa sedd trop dafa tooy te su deful comme Idrissa Seck nekk ku pànk du gañe nit ñi mu ne ma mu bëggoon la ko paas daf la soxla woon ma ne ko jox ma ko bi ma ko joxee mu ne ma loo xalaat ci loolu Abou Abel wax ma ne ko duma la ko digal ni nga meloon loolu la sénégalais yi soxla dañoo soxla ku scientifique soxlawutuñ seen dañoo soxla ku pratique dañoo soxla ku rationnel loolu ñu la yaakaara nag ba ne kii nga xam ne ku scientifique la ku rationnel la del wax rek 1 + 1 = 2 bul dugg mukk égal 3 bul dugg mukk égal 5 ba pare nag di jaxase naan mun naa nekk soo ko dugalee ci règle de 3 boo ko dugalee ci beneen règle bul dugg ci jeu boobu daf may fàttali itam beneen bis président Abdou Diouf recevoir ma fekk mi ngi jàpp président Wade mu ñëw rek daal di dugg rek toog daal di ne ko mais président Diouf loo bëgg ci réew mi ji fi tekkeek ñi ñu daan respecté kilifa yëpp di dugg ci kaso mu daal di ne nii defar waat boole loxo yi di ma xool ku amoon pouvoir d'écoute la ci dooleem la soo koy wax day ne teg boole baaraamam mi yinnee nii di la déglu mu ne ma mais xam nga affaire médecin te xam nga nangam ak nangam ma ne comme médecin ak li ngay wax yëpp kan moo koy jàpp yow c'est justice c'est procureur c'est ministre de la justice mu nekk di sa opposant li ñuy wax yëpp mooy ne yaa ngi néewal doole sa opposant pour fi tekki dara mu ne tekk ba mu yàgg mu ne ma mais Sidi est-ce que xam nga ne wax jii nga ma wax moom la ma président Mitterrand wax ne ma fi mu ne nii je risque de passer comme koo xam ne dafay néewal doole opposant am loolu rek lañ may xoolee ma ne ko je suis honoré man taalibeb daara soo mu mun a méngale ko em ni Mitterrand ci politique ak ci xam-xam je suis honoré donc yëpp dama ko bëggoon a boole pour wax président Macky Sall ne ko à bon entendeur salut mu boobu nga xam ne fële réew mi toll ci foo xam ne ay doomam yu wuute puisque politique baa ngi door a mës a neex wax naa ko ci ay place yu bëri politique boo xam ne da ngay ne Ousmane Sonko bi nga xam ne ci fan lay liggéeyee ak fan la xam nga ne xam na lépp luy fiscalité te problème la boo xam ne ñi daan opposé daan nañ ci xam dara nga ne ku mel ni Abdoul Mbaye ñi ne la lan la xam ñi ne la banque te bu njëkk daan nañ ci xam lu bëri ngay jël domaine yu bëri yoo xam ñoom ñëpp jóg nañ di def politique mooy kon jamonoy transparence yomb na
puisque dootoo ma wax domaine boo xam ne ñi xamoon cëriñ xam alquran nga ne ma ñu ngi ci biir te ñoom ñëpp ñëwuñ ci partage du gâteau dañoo ñëw ci luy defar réew mi yow kon loolu daf la war a yomb mu mel ni nag point yii yëpp daf may war a pousser tey ci ma invité tout de suite pour ñi daal di libérer tout de suite les détenus politiques qui sont Ababacar Sall ak Bamba Fall. baaxul. mais président Sidy Lamine Niass lu tax nga ne c'est des détenus politiques suñu xamee ne tey jii dañu jug ne wàllu yoon mi ngi ciy def liggéeyam c'est purement c'est un dossier purement judiciaire kon tey lu tax nga bëgg ci inviter la politique mu mun ci dugg lu tax aussi nga bëgg a toog indi similitude ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi jaar ak Macky Sall est-ce que l'heure est grave pour ñu mun leen méngale itam pour mën a woote ne fi mu nekk nii le président Macky Sall est en train de passer à côté. D'abord dossier bi passé na nekk politique politicienne la puisque politique bu ko doon nekk li ko noon daf koy nekk ci seeni biiri place fañ ko defee ak seen digganteeg instance yi leen interpellé li ko noon du nekk tànn béer du nekk lu sélectif du nekk 2 poids 2 mesures bu fekkoon loo xam ne justice a koy dox li ko noon ab procureur du jiitu di wax naan tey ma jàpp tey ma def nangam ku ci weddi dara nag tey ma defanteeg yow nga xam ne mu mel ni moom mooy distribuer li ñu mandat dépôt mooy distribuer LP liberté provisoire mu mel ni yooyu yëpp jiitu dafa daal di yàq complètement la justice muy benn ñaareel bi Khalifa Sall bul fàtte ne bii mooy du premier dossier lu ñu waxoon te dañu waxoon emprunt obligatoire mu des problème ñëpp di wax loolu ana fu mujjee mujj gi ñu ne place de l'indépendance ñu bëri faak moom ba mujj gi ñu ne gagné na leen ci ñu taxaw ñu ñëwaat indi beneen yëf yi dafa tegaloo ci benn nit ban moo ci justice ndax place de l'indépendance mooy justice ndax emprunt obligatoire mooy kii obligataire ndax moom mooy justice bul fàtte ne réponse u Khalifa Sall gis naa presse beeg ni ñu koy defee kenn ci ñoom tontuwul li droit di wax ci la tontu droit lan la wax bi gën a dëgër te nga xam ne l'islam moom la jël mooy jurisprudence l'islam yëpp li muy àttee fiqh la fiqh yëpp mooy jurisprudence élément la itam boo xam ne droit daf ciy dellu toujours nee na depuis 1920 ba léegi lii moo fi am kon nag boo toogee ba ne li fi daan am baaxul boo koy changé duwul par une personne duwul par un moment mais dafa war a nekk loo xam ne da ngay ne ñun kat jurisprudence boobu ñu amoon war nañoo fexe ba créé waat beneen jurisprudence pour ñeneen buñ ñëwee jëlee ko su ko defee nag defar commencé fa liggéey commencé fa donc pour nga mun koo méngaleeg justice moo tax sénégalais yi fii mu toll man li ma ragal mooy mu dem ba yàqal justice mbubam ma mu solo commencé koo gëm da ngay dem a dem ba ku ñu yóbbooti àttee la rek ak lu ñu la àttee boo rayoon nit sax ñi daal di ne soo demee la Khalifa Sall defoon rek la bu boobaa loolu day daal di nekk lay sàcc bi mun a sàcc keneen mun a def leneen dafa am ñoo xam ne dañ leen a war a joxe en modèle nit war a te mun a liggéey réew mi tey ku bañ buggee toroxal Macky Sall ne dafa blanchir xaalis mu nga jógee Gabon ak yu bëree bëri mu ñëw ñu interpréter ko nuñ def ñu ñëpp lu mooy génn ne du ci dal jëlee ko assemblée nationale te yooyu yëpp defaat na lu ko raw ay procédures yoo xam ne parti ba nangu na ko waaye nag gannaaw c'était entre politique te amoon na lu mu waxoon ba ci biir discours politique bi am na ci luy niru règlement de compte dañ ko daal di bañ ci saasi puisque toujours suñ lay wax politique ak nangam dañuy bañ justice melewu ci puisque juriste yi li ñu wax ci lu leer mooy waxtu woo xamee ne politique dugg na ci palais de justice bu boobaa justice dafay génn par la fenêtre et c'est ça que les uns et les autres évitent Adja. Mais président
xamante ne fa la ñu toll ñu ngi wax ne IGE jël na 1 an et quelque pour lëjbët li nga xamante ne moom moo amoon biir mairie de Dakar mais il a fallu 10 jours pour mettre en branle la machine judiciaire jël Khalifa Sall tëj ko te nee nañu ci base li nga xamante ne moom moo di enquête rek ñu bëri jàpp ne c'était trop simple trop facile est-ce que mënul woon bénéficier liberté provisoire ñu nekk sous contrôle judiciaire ndax il est domicilié c'est le maire de Dakar également ñu ngi wax beneen wax di ko soulever te nee nañu lu ñuy soulever di ko ruumandaat soo mooy mu doon dëgg mooy délégation spéciale bi nga xamante ne itam bëgg nañ ko teg ci mairie bu Dakar. waaw yii yëpp rek. kenn werantewul ne war na am ci réew. kenn werantewul tam ne danay def ay liggéey mais sur combien de dossiers la ko liggéey est-ce que lépp dafa concerné woon mairie bi mu jeex est-ce que ci benn personne la liggéeyoon pourquoi ci biir loolu yëpp nga rocc ci bii teg rocc bu Abdoul Mbaye teg démb nga roccoon bu Karim teg ëllëg nga rocc bu Sonko teg ku yëngu ma yëy c'est ça loolu mooy problème bi mooy kenn waxul ne institution yi fi nekk benn ci ñoom nekk dañ ko soxla dañoo soxla justice dañoo soxla IGE dañoo soxla yeneen moyens yëpp ndax daf ñuy dimbale waaye nag nañ fexe ba waxtu wu ñu toogee ba di ko àtte mu bañ a nekk 2 poids 2 mesures li nga wax léegi moom beneen débat la koo xam ne am na adresse bu leer am na yëpp am na assez de garantie bu defee lu muy def nañu fexe ba garantie yooyu ñu mun cee sukkandiku pour mun koo bàyyi muy dem di ñëw di def liggéeyam ba ba muy wéree ni moo ko def ndax présomption d'innocence loolu rek ko tax a jóg anglais yi gën a xam présomption d'innocence dañuy wax ne ki def il est innocent fii ak ba ñuy koy àttee ne def na al muttahamu bari'un ma lam tasbut idanatuhu noonu lañ koy waxee dañuy ne ki ñu accusé dañuy wax ne il est innocent tant que prouvé woo ne def na yow nag léegi nag contraire bi moo am présomption de culpabilité dañ lay xool rek daal di ne yow jël nga alal yow am nga kees jël ab presse mu lay tëbal ñu naan 1000 la woon 1000 ba nangam ak nangam mais ñëpp xam nañ ne loolu rubrique rek la ñiy def administration xam nañ ne rubrique bi mën nañ koo tuddee 1000 te du sénégalais yëpp ñu ngi naan sàngara waaye rubrique rek la ci biir budget bi vignette mooy lan lu ko taxoon a jógee dool ay garabu vigne yu daan dundal France amatul ñu ne la daan dundal loola nañ ko def léegi ay taxe muy wër ba pare garder le même nom tuddee ko vignette ñu ngi nii ñun ñëpp di ko fay mais ça ne veut pas dire que dafa jógee ci vigne wala vignette la wala nangam nee nangam la ko tax a jóg benn rubrique la rubrique yooyu yëpp nag ñu koy jël presse boo xam ne du dem ci biir pour xam lan mooy rubrique sur le plan administratif du xam lan mooy appellation yi sur le plan juridique du xam yooyu yëpp mu jël ko nag di ko jaxase nga door cee tegal fuite nu mu tuddati des dossiers yu nekk en enquête man nag témoin oculaire laa ci dañ ma jàpp 31 décembre 2013 ma yegg war faa fanaan 30 jëm 31 le lendemain ma xëy ñu indil ma journaux yi ma dugg ma nag commissaire bi doon enquête ak inspecteur bi xool la ma doon wax yëpp nekk ci journal bi te man waxuma ak sama waa journal ñoom ñoo ko bind ma xool gars yi ne leen ku ko ci senn ku senn affaire bi ci yéen gars yi daal dina ma déet ñun 4 présidence lañ jox foofu la ministre ba nekkoon foofu lañ doon surveiller ku ci jot foofu nga ko jotee man dama ko dund de du na koo xam ne dama lay wax lii ma nga am journaux yaa ngi fi ba léegi ñi bind mboolem la mu waxoon tontuwul lii la wax mu ne nangam ba mu jeex te fekk waxaguma kenn ndax fañ ma tëjoon cellule bañ ma tëjoon du ma gis kenn bi ma xëyee itam gisaguma kenn maa ngi ci oto bi waaye fekk na Serigne Mbacke Fall indiwaaleel na ma journaux yi ñu ñëw ne ma indil na say journaux waaye bu ma xoolee rek la ma waxoon yëpp mi ngi ci yooyu yëpp nag ñiy def doo wax ne investigation la doo wax ne c'est une information borom deful benn effort
ndax buñ ko doon joxee li ko noon keneen xam fu muy jaar pour jot ko yooyu yëpp nag ñiy def pour règlement de compte boobu moo tax damay wax procureur fii ma taxaw ne ko maa ngi koy ci suratu naxli mooy surat 16 ci verset 90 yàlla ngi koy wax inna allaha ya'muru bil adli yàlla nee na na ngeen taxawal justice te bañ a taxawal solstice mooy nga teg nit aw tiis fekk da nga ko sosal inna allaha ya'muru bil adli ne wal ihsaan ne na ànd ak éthique bu mu nekk règlement de compte bu mu nekk nangam wal ihsaan wa itaa'i zul qurbe mu ne charité bien ordonnée commence par soi-même anil fahshaay mi ngi aaye nag taxaw di tëkku nit ñi di dóor taabal di def ba ñëpp di la dégg defu ne te nga xam ne li ngay def jaaduwul duwul dëgg duwul yoon al fahsha mooy lu ñu def ca kaw wal munkari ak loo xam ne ay dossiers yoo xam ne dañ ci instampé confidentiel buy ñëw di la def looloo warta def wal munkar wal baax yi nag defuma tey yàlla ne daw leen ko ba pare nag lum jeexalee mu ne yaizukum la'allakum tazakkarun mu ne c'est un avertissement c'est une alerte société baax fokk justice taxaw justice pour mu baax fokk mu ànd ak éthique yooyu nag pour mu baax fekk jëfu maa tey ak jëfu ñun la neex ak ñoo am doole ak jaay doole jeex président est-ce que instant bi mënuñu jàpp ne ki nga xamante ne moo di sëñ Moustapha Sy soulevé na question boobu sax ne kii di président Macky Sall est en train de porter benn combat wu jàmbur du combat wum sax lay xeex mais combat wu Abdou Diouf la jël fi mu nekk nii di ko xeexee règlement de compte. sëñ Moustapha Sy dafa dund ci ron ku ko dund Cheikh Ahmed Tidiane Sy di Khalifa Ababacar daf koo dund bind ko mu des fi mu ne taxatil xukumatu wal xukumatu in taxat yowman tuwaajahu bil fuaadi kama jara mu ne nguur gi état bi wàcc nañ yoon ñu ngi defu maa tey ñu ngi foye lépp ba yegg nañ ci féeteerlu nekk ay dictateur mu ne mais état bu yeggee ci dictateur mu ne ñi am détermination ñoo war a jóg jàkkaarloog moom Cheikh Ahmed Tidiane Sy koy wax mu teg ci ne kazabo alayya mu ne ña ngi may fenal di ma diaboliser di ma dëkkale faneen mu ne bi sel la imu mu ne ñoom ñu tuuti ba nga xam ne li ñu dëkkee yëpp mooy sànni la ay baat soo dégloo Khalifa Ababacar li ñëpp di wax ba mu jooyee warta jooy mais dañu dégloo li ko tax a jooy ki la yar yaay ji la yaree la bul fen bul sàcc bul jël alal jàmbur bul def nangam mu toog taal rajo yi ñu naan jël na def na nii ku nekk nag na nga koy gën a soowee mu toog ba mu yàgg woo doomam jëm yaroon di laaj ndax dafa am lu ko ci wuutu gannaawam te mbay ba liñ lay waxal defoo ko muy toog di nettali loolu lan lay wax yaayam yaay defuma ko loolu la koy wax lan la koy wax lu mu koy wax lan la amati mu xool ne teg nañ ko ba teg ko foo xam ne yooyu nag ñun bi ñuy taxawal presse loolu lañ bëggoon a xeex wax naa ko ci sama livre bi un étranger nu mu tëdd parmi nous li ma taxoon kii mooy keroog ba ma toogee lire ci journal loo xam ne duwul dëgg pour satisfaire kii ma ne lii bëgg naa mu dañ fi ñun ñëpp nag bi ñuy def presse di jóg dañu jàppoon ne presse privée dañoo jàppoon ne privé yii dafa war a am indépendance am su amul dara le peu bu mu am mu doyloo ko su ko defee ñu jóg war a bañ a nekk officiel waaye fi mu ne nii plus royaliste que le roi lañ mujj nekk et c'est mauvais quand je le dis nag teggiwuma ñun teggiwuma keneen teggiwuma koneen dama bëgg a woo ñun ñëpp pour ñu toogaat xool comportement yooyu xam ne c'est pas journalistique c'est pas éthique c'est pas déontologique